16 janvier 2015 7h13 wala 7h14 ci waxtu wi di nuyoo 7h14 yegsi na waaye ñun itam yegsi nañu mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane yeewu leen ñun yeewu nañ ca fajar bi 6h45 jotee ci la ñu xëy àndandoo ak yéen ci télévision Futur Média ñu doorati tey yeewu leen jotaay bi la nga xamee ni mooy jotaayu fajar bi tey nag mooy bi mujj ci semaine bi ñu ngi ci àndandoo jëm nag 10h ni bis bu jot alors ajuma yi min ngeen jotaay bi xam ngeen ni bis bu jot ak couleur am tey ji ni ajuma yi nekk dinañu àndandoo ak oustaz Pape Hann dafay joxe avant goût li mu fas yéene yaatal bu ñu demee ba fileek ngoon ci Sira oustaz ñu ngi lay nuyu gëj la gis waaye teewul boobu nag ba tey yaa ngi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni moom nga nekkee ak doomi Sénégal yi nga xam ne ni ñoo taamu télévision Futur Média oustaz. jërëjëf Alxaaj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar namu leen lool nag di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog télévision Futur Média di nuyu docteur Alxaaj Massamba di ko ziar di nuyu Adja Bessel Mado di nuyu soxna Alfi namu yu baax yi muy def ak soxna Fatima maa ngi lay ziar ba Alxaaj Pape. ñu ngi lay delloo ziar oustaz bu ca kanamee li nga ñuy indil nag yàkkamti nañu ko docteur Massamba Gueye itam moo ngi fii li ñu faral di wax rek ñaare ci ajuma yi jot amewul waaye teewul day bàyyi lépp ajuma yi ci suba ngir wax ak askanam Sénégal moom Sénégal rek ko ñor docteur ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. di ñaan yàlla bu ñu rus àdduna yàlla bu ñu rus àllaaxira. amiin di gërëm ñëpp di sant ñëpp. yàlla bu yaakaar yi tas quoi. yàlla bu benn yaakaar tas ba mu des yaakaaru ñi topp ci néew. di def clignotant mel na ñu bokk ci rob bi. loolu am na de dëgg dama ko gis démb. si moom nag docteur dafa mel daa am yu koy feeñu. waaw day am yu may feeñu ndax damaa defee ne nit. ci addunaam bi bu xamul li nekk ci wax ca safaanu dëgg. maanaam bëgguma wax baat bi. waaye dara weesuwul ñuy robi nit. cortège di ko robi. nga clignoté. pour dugg ci cortège bi. mel ne ku ci bokk di fen néew bi di ko nëpp kooku loolu la ñuy wax charognard xam nga charognard mooy lan. ci tubaab mooy kuy lekk médd. kooku mi ngi dund ci kaw néew bi. te dama ko gis démb tiit. ok waaw ndax jubuma waaye gis naa démb ku ma gën a dëng. waaw loolu de dëng la xanaa. waaw bon après inconscience la. waaw danañ ci ñëw ci kanam bëgguma woon a yee nit ñi nii mais nelawuma démb ndax lu bëri dafa ñëwaat ci sama musuma gis loolu man. waaw néew buy romb nga def clignotant dugg ci mel ne damaa bokk ci ñu koy suuli. ba mu neex la nga jàdd war néew bi bàyyi ko mu dem. yàlla ñu ci yàlla musal. amiin docteur kon loolu la fanaanoo noonu la leen nuyoo tey néew kenn du ko naxa boo clignoté topp ci oto ba bu néew ba yeewoo ne la loo may toppee nag foo jëm. ñu ngi lay nuyu Bessel àjjuma bu jot yow itam da nga ñuy dimbali ci carnet de voyage li ñu yóbbu ci ay diwaan pour ñu découvrir lu bëri tey nag dinañu xool lenn lu bokk ci aspect wu cosaanu Soninké. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi lu bari bari di nuyu Pape Hann di ko wax rek namoon nañ ko nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi ak suñu tonton ba nga xamante ne. léegi su may préparé li nga xamante ne moom mooy rubrique bi dama cee dama koy sóoraale bu baax a baax dama koy sóor da ngay gis damay répété mooy kër ga wolof ba pour bu ñëwee fii daal. xam nga rek c'est que yéen da ngeen am problème àjjuma yi. man moom rek mooy sama problème ba tey oustaz garaawul quoi amul problème man mooy sama problème mais yéen oustaz Pape Hann seen problème la. docteur Massamba Gueye non day vendredi moom oustaz laata muy ñëw bi ñuy réunion ci ginnaaw Bessel daa musóoru jékki-jékki de xaaral ma dindi ko waaye tourné na ma ndax oustaz dina ñëw. seen oustaz rek. këf musóor gi doy na wax Alfi nee na naa ko abal musóor gi ma ne ko wóoragul xaaral ba Pape Hann dem. Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek tey dañuy dem nag Bokki Jawe nag tey buñ fa demee. dañ fay dellu. waaw dañ fay delluwaat xam nga moom il faut dëkk yi tout le temps ñu ciy dellu parce que dafay am lu bari. loo xam ne dafay nekk ci ginnaaw donc il faut que tamit ñu woon ko téléspectateurs yi. baaxee leen ko tey nag dañuy seeti askan wi nga xamante ne. ñoom ay Soninké lañu bu ñu nee Soninké ñu bari ñu ngi leen xamee ci saraxule ñoo xam leen tamit ci askan wa nga xamante ne dañu fonk li nga xamante ne moom mooy seen cosaan ak seen aada. xam nag seen bopp lool fonk seen bopp tey dañuy dem ci traditionnel mariage Soninké. jeex na kon ci kanam ñu découvrir ko comme keroog ni ñu découvrir la am foofu fàtte naa tur bi waay. kii waay li ñu def keroog.
Ciloñ Cayde voilà tey du ñu dem ci Cayde mais leneen loo xam ne bokk na ci traditionnel wala tradition wu Soninké Mado ajuma yi daf ñuy indi li nga xam ni nag xewal nañu ko ci wàllu piis ci Afrique am nañu suñu ay bazin am nañu suñu ay wax am nañu suñu ay brodé nga demoon France gis ni jigéenu Afrique fa nekk quand même ñu ngi dox ci jëfandikoo piis yooyu la. exactement Pape Cheikh balaa may def dara di nuyu mbokku téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi waaye ni nga ko waxee rek noonu lañu def dañu demoon ba bitim réew waaye taseeg ay jigéen yoo xamante ne naam sax duñu ay sénégalaises waaye ñi ngi vendre bu baax li nga xamante ne moom moo di culture Sénégal di yëngu ci sunu ay bassin wala ay bagages yoo xamante ne fii la jóge fii ci Sénégal ñu di ko fa jaay nag mu am solo loolu bu ci kanamee nag xam naa dinaa leen wax la ma fa jëlee ngir yéen nag ngeen mën a xam ba xam ndax jeex na kon ci kanam lay doon ak Mado Alfie ci waañ bi tey daf ñuy indil gratin ndeke Alfie gratin dafa bëri façon. ak bëri façon. ça y est pas moi pour mën gratin benn rek la. mën naa jël un mois di la toggal chaque jour gratin bu bokkul ak sa morom. waaw tey gratin bi ñuy indil gratin wu lan la. gratin de viande aux œufs. d'accord gratin de viande de viande aux œufs Pape Cheikh moom la ñuy gratin bu am yàpp ak nen. bu am yàpp am nen tey boobu la ñuy def ak Pape Cheikh. bàyyi ma ñëw yëngalal la mun naa dagg yëpp soble geeg xam nga dagg soble dafa metti. waaw mun naa la daggal soble. jeex na kon gratin de viande ci kanam ñu def aux œufs gratin de viande aux œufs. waaw toujours avec les produits Sofiex Pape Cheikh. jeex na ci kanam lay doon ak Alfie El Hadj Mbaye Garmi ni àjjuma bu jot tey dinañu fàttali koo xamee ni jaar-jaaram li Fatou Dieng di wax jaar-jaari jàmbaar la te mu nekk exemple dinañ ñëwaat nag ci parcours ki nga xam ne ni moo di Niass Mbeng àjjuma bi passé xawoon nañu juum sax ci reportage bi moo tax mu dellu siwaat ci kookee nga xam ne ni kilifa la woon def fi lu ne ba noppi itam doonoon jigéen exemple ci jigéen ñi El Hadj Mbaye Garmi moom lay waxtaanee bu ca kanamee ci yeewu leen bi ba noppi bu dee revue de presse bi daañu ci àndandoo ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci kanam daañu am itam ay invité ndax bëri na ay nit yu am programme yoo xamee ni dañ leen recevoir ci yeewu leen bi rédaction bi itam dinañu àndandoo ak moom 10 heures journal bi ci français lay doon 8 heures journal bi ci wolof lay doon waaye léegi nii dañuy ànd ak Fatima Ba Fatima moo ñuy wax lan la fas yéene yaatal bu ñu demee ba 8 heures jot Fatima ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñu toog ci plateau bi. bu ñu demee nag ba 8 heures loo fas yéene yaatal. xibaaru juróom-ñetti waxtu yi Pape Cheikh bokk na ci li ci gën a fës xibaar bu tiis bile di génn àdduna Cheikh Tidiane Diakhaté jiite woon conseil constitutionnel moom nag daanaka li mu tëdd sax yàggul waaye mu mujj génn àdduna moom nag daanaka dossier yu gën a mag ci réew mi sax loxo mu ngi woon ci biir ci mel na assassinat wu maître Babacar Sèye affaire chantier de Thiès waaye itam candidature maître Abdoulaye Wade bi nga xamante ne moom moo mujjee nekkoon ci atum 2012 dinañ wax itam ci procès bu Karim Wade ajadi nañ ko ba altine waaye moom Karim Wade door ab xiifal li mu bëgg moo di ay avocat am ñëw ci cour bi tontu rek ci laaj yi nga xamante ne président cour bi di Henri Grégoire Diop mu ngi koy laaj moom Karim Wade nag di ñaawlu ni ñu ko saaxee mu joxoon ci baaraamu tuuma garde pénitentiaire yi ñu wax itam ci procès bu Karim Wade boobule ba tey ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon maître Sidiki Kaba moom àdduna ci ñaawlu li xew keroog ca tribunal waaye itam di woo ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci procès bi ñu ànd ak dal ngir rek mu mën a antu boobule procès dinañu wax itam ci li nga xamante ne moom moo di njaayum Charlie Hebdo wala boo ko Libération di yenn ci yéenekaay yu ci France fii ci Sénégal ki nga xamante ne nag moom moo di ambassadeur bu France nekk fii ci Sénégal di Jean-Félix Pagano moom rafetlu wu ñu dogal bi nga xamante ne jël nañ ko ne duñ ko fi jaayee waaye mu ne nangu na ko ndax Sénégal réew la boo xamante ne moom boppam te njiitu réewum sax jot naa déplacé wu dem ba France ngir rek fekkee seen marche républicaine boobule ñu ngi leen di comprendre bu baax a baax dinañ leen gën a gindi itam ci loi bi nga xamante ne moom moo indi fan yi coow jëm ci wàllu njàngale mu kawe mi SAES mi amal fan yi seen i grève ne ànduñu ngir rek ñu wote loi boobule ñu jàpp ne day jox jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàngale mu kawe mi di Mary Teuw Niane pouvoir yu bëri loi boobule dinañ leen gën a xamle ak moom ak récit bi ci Aminata Mbaye Sow def Pape Cheikh lii mooy li gën a fës ci xibaar
xibaaru juróom-ñetti waxtu yi. kon mu ngoog loolee ngay yaatal ci kanam Charlie ak Libération di ay yéenekaay yoo xamante ni ñoo lëmbee àddina fi mu nekk nii surtout hebdomadaire boobu noonu di Charlie Hebdo coow la mu jur nag gis ngeen ko léegi mu def daanaka ñaar ci ay semaine mu lëmbee àddina lool boo demee France ak ci dëkk yu bëri ñu ngi ko fay jaaye ni mburu waaye nag fii ci Sénégal ñun amuñu droit jaay ko ku ne ak la cay sa xalaat ay nag dégg naa ñu naan docteur lu yem ci bopp borom. waaw xam nga boo déggee wolof ne ay du yem ci bopp borom. dafa am benn mag bu nekkoon ci benn néeg di nelaw. néegu ñax la ci kaw néeg bi mu am benn sindax ak benn jaan buy xeex. jaan bi sonal sindax bi mooy bi ngeen tuddee lézard. xam nga marguya. bu mu wàccee ci maire bi ne ko dimbale ma. maire bi ne ko déedéet sama yoon nekku ci. ñuy xeex ba wadd bi mu génn wax ko xar ne ko sama yoon nekku ci mu wax bëy sama yoon nekku ci nag sama yoon nekku ci mbaam ne sama yoon nekku ci. bi mu ko defee mu delluwaat ci néeg bi ñuy xeex jaan di ko bëgg mat mu daw daanu ci andu cuuraay bi. andu cuuraay bi lakk lal bi maire bi nekkoon maire bi dee ci lakk gi. léegi bi maire bi dee. ñu jël mbaam mi di ci wuti ndox. bi ñu jëlee mbaam mi di ci wuti ndox ngir gan ñi ñëw. laata bi gan ñi ñëwee ba bëri ñu rey xar mi. ci guddi gi ñu reeree bëy wi ca dëj ba ñu rey nag wi. léegi mbaam mi nga xam ne doon yoonam nekk ci jaabante bi mu doon jaabante di rooti ak di wuti matt mu dee ci diggante bi. mag ñi nag ne ay du yem ci bopp morom ku yeboon atte leen. waaw moo tax tooñ weesuwul nga fekk lu sa yoon nekkut nga cay wax. gis nga maandu mooy lan. mooy lu sa yoon nekkut bu ci dugg. doo jullit bul wax ci waxu jullit yi. doo catholique sa yoon nekkul ci catholique yi. doo athée sa yoon nekkul ci athéisme. lakkum diinikum waliya diini. ñeme naa ko wax te ci kanamu ustaas. waaw nag ku ne maandu yam ci li nga war a def nga bàyyi jàmbur yi ndax tooñ weesuwul. yonent boo xam ne ña nga xam ne ñoo ko gëm ne moom am na ñoom ñu ne duñ ko bind. yow nga toog di ko bind nañ wax dëgg gi nag. tooñ daal weesuwul loolu man ci li ma yaakaar. yàlla waxoon na ko Seydina Muhammad ne ko bul metti bu la dara naqari. mu ne ko yéej gii ñu la yéej yi man doy naa la ci sëkk. wax leen lu maa lay tontul wax leen lu yéej maa lay fayul. waaw inna kafaynaaka al mustahziina man yàlla doy naa la sëkk ci gaa yi nga xam ne ñu ngi lay caricaturé. doy naa la ci sëkk ci ñi nga xam ne ñu ngi lay yéej yow rasulullah seen xol du neex àdduna waaye itam seen xol du neex àllaaxira. lislaam nag ci fulla la ma si dox. waaye itam la ko yàlla waxoon moo ñëw nag. mooy bis bu ne. seen dëkk ba. lu mat 200 300 personnes alaj Pape ñu ngi dugg ci lislaam. afwaajan bi ko yàlla waxoon. moo metti ñoom boo dégloo ci xibaar yi sax am na ci ay doomu France ñoo xam ne France la ñu juddoo France la ñu màggee seen moom bàyyee koo fa dañu foog ni peut-être yeneen dëkk wala yeneen ni jullit yu nekk ci yeneen dëkk la ñuy defanteel fekk ñu ngi defanteeg sax seen waa dëkk ndax bëri na ci ay musulmans de France yoo xamante ni fi mu tollu tembe xamatuñu fu ñuy toogee li xale yi di wax. waaw xam nga loolu ñu doon ay français de souche. waaw lu ko indi mooy man dem naa benn tukki Paris français moo ma jiite julli. te moo ma dàq moo ma gën a xam alxuraan. moo mat imam matuma ko imam. kon li nga xam ne dañ koy wax ñoom créé nañ situation boo xam ne. ñoom ne jàpp nañ ci seen yoon ne am nañ droit def ko ñoom. moo tax bi muy wax yéej ji mën na ko na nga leeral nit ñi ne baat bi am na ci wolof. baatu caricaturé boobu. am na ci wolof mooy yéej ji boobu mu wax. dafa am. mooy nga jël nit di ko ŋóobeeg di ko kokkali di mel na yow da nga koy jàppee ko xaye di léegi tey jii am na xale yoo xam ne bëgguñu woon dugg ci diine l'islam waaye buntu la pour ñoom ñu ne nañ gëstu ji lu tax lii kan mooy kooku moom tooñ na waaye def na publicité boo xam ne julli di fayuñu ko ci dara tey am na fu caricature bi àgg foo xam ne kooku dana gëstu mais xelu kenn du ko doy mu dem gëstu ji jàng li amoon 11 novembre moom mu tuub kon li ñuy wax ne ay du yem ci bopp borom am na français yoo xam ne tey xamatuñu nu ñu def. démb ba gis naa démb benn télé laaj ko naan ko lu tax boo dugalee bii ngay julli mu ne ko yow ndax laaj naa la yow boo dugalee bii nooy def wala yow nan ngay toppatoo sa diine. wallaahi léegi ndax mënuñoo nekk ci àdduna boo xam ne ku ne da nga bàyyi ku ne mu def la muy def fii ak du lor kenn. wallaahi mu ne ko ndax islamiste nga wala jullit nga. te islamiste di baat boo xam ne nit ñee ko créé. nit ñoo ko créé xam nga ñaara am. jullit bi ak reykatu nit bi. ki nga xam ne assassin la day def lu ko neex. di teg ay bomb dem ci ay jumaa di fa teg ay bomb. man kooku mënuma jàpp ne day xeexal l'islam. ndax ku xeexal l'islam doo dem ci jumaa di fa teg ay bomb.
parce que magasin bi ngay teg bombe bi xamoo ba xam ay jullite nga fa boo demee am na koo xam ne ma nga yor sax kurusam di wert nga rayaale ko donc il faut ñu def différence boobu mais situation bi tey jii France la gën a méttee ci les jeunes français yi nga xam ne ils sont là parce que ça c'est une catastrophe aujourd'hui pour des raisons de liberté individuelle est-ce qu'on a le droit de mettre le monde en péril moi c'est la question que je pose voilà mu ngoog xam naa ni dinañ topp actualité boobu noonu fii ci télévision Futurs Médias boo ko defee ngeen mën cee bàyyi xel chaque jour ñu am lu ñu ci wax dégg naa sax Fatima ni démb Belgique par exemple ñoom fi mu nekk ni ña ngay alerte jaaxle ndax attentat du fa am France moom fi mu toll ñoom ñi ngi ne dañoo nekk ci guerre te guerre nag yàlla nañ ci yàlla musal ñun nag fii Sénégal yàlla nañu sax ak suñu jàmm bu loolu weesoo ñu ñëw ci yéen kaay yi ak seeni xët laata ñuy ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci xóotal géek yéen kaay yi bëri na ci ñoom ñëpp ñu xëy def seen xët ci procès Karim Wade bu dee yéen kaay bii di réew mi ñu ngi gis nataalu président Macky Sall ak it bu Karim Wade Karim a ngay joxoñ xam naa ni mën nañu ko tuddee tuumal mu ngi naan Macky sera responsable de tout ce qui m'arrivera ay kàddoom nag la ñu def ci xët bu njëkk bu yéen kaay bii di réew mi Fatima. waaw xam nga comme ni ma ko waxee ci titre yi Pape Cheikh Karim Wade dafa door ab xiifal depuis démb moom Karim Wade ne daal day ñaawlu ni nga xamante ne noonu la garde pénitentiaire yi doxalee ak moom dóor ko mu ne ba mu jëlee ci sax ab entorse léegi nag nee na door na ab xiifal boo xamante ne amul àpp te askan wi nañu jàpp ni lépp lu ko mënti dal ginnaaw xiifal googule moom Macky Sall ci joxañ baaraamu tuuma ndax lépp lu xew ci procès bi niñ koy fitnaal ak ni ko méttitalee yépp moom jàpp na ne président Macky Sall moom moo fa jaar. yéen kaay yu bëri sax ay kàddoom la ñu jëlaat def ko ci seen xët ba ci grand place ñu ngi def ci xët bi ne Karim nee na pardon Serigne Touba. waaw pardon Serigne Touba xam nga Karim moom bi mu duggsee ci kaso bi ba léegi gis nañ ko dafa gën daal wane féete maanaam ne ci njabootu Serigne Touba la bokk gis nañu itam ne xalif bi sax Serigne Sidi Mokhtar Mbacké moom léegi-léegi sax da koy yónnee foofu ay bernde ak yi ni mel moom nag jàpp na ni li ko dal ci biir prison bi yëpp niñ koy fitnaale ak li ko xokkatale yëpp moom mi ngi koy sante Serigne Touba lépp la ay nattu la rek yoo xamante ne dina jàll ba ëllëg mu mel na musul am ba tax na daal nee na moom mu ngi ci sant Sëñ Touba ndax wasilam la gëm na ko kooku daal lay xoole ndax kookit fu ne jaar na fa lu ne gis na ko boog moom it bu gisee yenn yi da koy santé kooku rek. ba ci yéenekaay bii di Le Témoin mu ngi ñuy xamal ni Karim Wade door na ak commencé na grève de faim ma ngay xiifal ba noppi itam ni ci yéenekaay bii di Le Témoin que j'accuse Macky Sall et Henri Grégoire Diop. waaw Macky Sall Henri Grégoire Diop mooy président wu cour bi dafa jàpp rek ne Henri Grégoire Diop népp lu muy doxalee dañ ko ko dicté dañ ko wax mu doxalee noonu ak moom loolu moo tax moom doomi ki fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal ne lépp lu ko dal moom mu ngi ci joxoñ baaraam tuuma Macky Sall ak Henri Grégoire Diop mi nga xamante ne moom mooy président de la cour moom Karim Wade procès bi fan yi nag xaw a jël beneen tournure boo xamante ne xaw na jaaxal nit ñi ndax moom mu ngi wax ne dañ ko fitnaal dañu ko dóor dañu ko gaañ ak yooyu ay avocats yi itam teewuñu ci procès bi ndax dañu jàpp ni ñoom léegi daal seen kaaraange dafa des te fileeg amuñu ay garantie yu wóor duñu ñëwati ci procès bi lii leen nag doon ay ponk yoo xamante ne metti na ko moom lool Karim Wade jàpp na ni nag Macky Sall moom moo ko orchestré lu mu ci jublu moo di fexe ba gën ko duggal wala gën ko lorlu moom Karim Wade. coow loolu indi sax li yéenekaay bi di Direct Info def ci xëtam bu njëkk ni PDS décrète la radicalisation ba def ci nataalu Karim Wade. waa PDS ñoom fas yéene nañu rek gunge Karim Wade ci procès bi ba mu jeex tàkk waa parti démocratique sénégalais ne lu yàggul dara sax dinañ amal ab doxu ñaxtu ngir rek ñaawlu li xew ci procès bi waaye itam ñaawlu ni nga xamante ne nguuru Macky Sall mi ngi koy doxalee ndax keroog ñu ngi doon xam ne ci àllarba gi seen réunion comité directeur ay policiers dañu leen fa fekk daal di leen sànni ay grenade lacrymogène toj seeni vitre foofule ca permanence bi muy loo xamante ne ñoom ñu ngi koy ñaawlu ñu ne nag dinañ génn ci mbedd Ndakaaru yi wane seen bopp wane ni li xew ci procès ba neexu leen waaye wane itam ni Macky Sall yore réew mi dalul seen xel.
àllarba ci ngoon ba tey Karim a ngay grève de faim loolee la yéenekaay bi di Libération def ci xëtam bu njëkk. grève de la faim bu Karim Wade Pape Cheikh daanaka yéenekaay yëpp ci la ñu xëy ndax moom Karim ginnaaw juróomi weer yoo xamante ne procès bi tàmbale na ko fi mu toll nii wax naa ko dafa jël beneen tournure boo xamante ne kenn xaaru ko woon ba tax na moom jàpp nañu fi mu toll nii dañuy violer ak yelleefam ba tax na Karim Wade ne ngir ñu gën koo dégg gën ko bàyyi xel léegi daal day amal ab xiifal. Karim Wade ñàkk na baatam ndax nekkul ak avocat wam loolee la yéenekaay bi di Sud Quotidien def ci xëtam bu njëkk tey. waaw xam nga ni avocat yi kenn ci ñoom di maître Amadou Sall keroog ci talaata ji ci àllarba gi bokk maître kii nga xamante ne moom Henri Grégoire Diop da ko dàqoon ci cour bi génne ko yeneen i avocat yi itam ne comme dàq nañ ko te ñoom ñoo bokk mbir mi ñoom ñëpp nag topp ko ci loolu ne duñu duggaat ci duñu ñëwaat ci procès bi fileek joxuñu leen ay garantie yu wóor ci seen wàllu kaaraange ndax jàpp nañ ni cour bi nu muy doxee léegi du noo xamante ne justice war na ko doxee ba tax na yooyu le avocat ni duñ fa tegati seen tànk tant que gisuñu lu dal seen xel. grève de faim ba noppi itam joxoñ baaraamu tuuma président Macky Sall ak ki nga xam ni moo di Henri Grégoire Diop loolee la yéenekaay bi di Walfadjri xëy xamle tey ci xëtam ñoo ngi koy gis noonu. yéenekaay yëpp Pape Cheikh ci la ñu xëy Karim Wade ne lépp daal léegi Macky Sall la ak nguuram ñoom ñoo ko téye ci kaso bi li ñu koy tuumaal amuñu ci dara lu leen leer ba noppi léegi ñu koy fitnaal mu ci gin di wax askan wi nag ne lépp lu ko ci dal leneen nañu jàpp ne Macky Sall. leneen loo xamee ni itam fan yëpp ñoo ngi koy waxtaanee jëm ci wàllu gox yeeg gox-goxaan yeeg kuréel gi nga xam ne ni moo njaboote maire yi laas xëy def ci xëtam bu njëkk ni association des maires du Sénégal APR plébiscite Aliou Sall. waaw xam nga ne seen assemblée générale bi Pape ci week-end bi lay am association des maires du Sénégal ngir ñu tab rek ki nga xamante ne moom mooy wuutu Abdoulaye Baldé ci bopp kuréel boobule APR nag amoon nañu juróomi candidat moom Aliou Sall bokkoon na ci waaye itam Mor Ngom ak ñeneen 5 la ñu au total mais ci mujjantal gi mel na ni Aliou Sall la ñu tabb APR moom la ñu tabb ngir mu teew foofulee ca élection ba ci turu APR. ba tey ci yéenekaay yeeg seeni xët tey ji yéenekaay bi di quotidien mu ngi xëy xamle ni am na soupçon bu am ci luubal nee nañu sax OFNAC mu ngi bëgg a yàpp client bu mag. waaw OFNAC fan yi xam nga ni Nafi Ngom gis nañ ko ci yéenekaay yi ba tey li mu bëgg moo di ñu ñëw xamle seeni alal ni mu toll rawatina ni nga xamante ne ay jëwriñ la ñu war a yor ndomb tànk yu am solo déclaration de patrimoine ñu xamle seen alal nu mu toll mu mel na nag ñu bëri fi mu toll nii demaguñu ñenn ñi jàpp nañ ni dafa am lu ñuy ragal peut-être seen koppar seeni alal dafa jéggi dayoo ragal nañoo wax ni mu toll ba askan wi xam ci dara wala li ni mel moo tax ñu bëri dégguñ leen loolee tax yéenekaay bi di quotidien xëy ci loolu leen ne ba OFNAC nag mi ngi xaar client bu mag bu fa war a ñëw rek xamle ana ci naka la alalam toll OFNAC di kuréel bi nga xamante ne dañ ko fi taxawal ngir képp koo xamante ne jox lañ la ndomba tànk nga wax ni sa alal toll Sud Quotidien nag ne léegi mi ngi nar a yàpp client bu bëri client boo xamante ne alalam jàpp nañ ni fi mu toll jéggi na dayoo. ba tey ci wàllu koom ak koppar ak alal ak ñoom seen xam nga FMI ak la muy jiite dégg naa ñi ngi dànkaafu président Macky Sall loolee la yéenekaay bi di Populaire xëy def ci xëtam ni FMI demande à Macky de tenir ses promesses électorales. waaw xam nga ne élection moom buy ñëw Pape Cheikh promesse yi day bëri lool FMI ak yeneen banques yi ñoom ñëpp dañ fi nekk ngir dimbali réew yi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw waaye ci kaw nag bu ñu leen jàppalee ba pare ñoom njiitu réew yooyu ñuy bañ di fàtte promesse yi nga xamante ne defoon nañ ko ci jamonoy campagne bi ñu sàmmoon tekk yooyu lee diggee ndax loolu mooy tax ñu gën a àndaat ci ànd bi rafet lool. yéenekaay bi di enquête ci xëtë bu njëkk def na gëstu gi nga xamee ni def na ko ci diwaan bu tudd ma nga nekk ca Kédougou ay xale fay liggéey ba noppi itam sonn lool ndax bërëb baa doy waar. enquête waaw wuyu na turam moom ci ay gëstu yu am solo lay xëy saa su ne comme ni nga ko waxee ci xëtu tey bi Dioura ab dëkk la boo xamante ne ñu fay dund wala ñu fay liggéeyee nekk nañu ci ay jafe-jafe xam naa di wax lecteurs yi rek ne buñ ci bëggee am lu leen gën a leer dañuy jënd yéenekaay bi di enquête xool gëstu bés bi. suñu gaynde yi waroon a dem ci dëkk bu ñu naan Mongomo fa la ñu war a amalee Coupe d'Afrique bi démb ci xibaar yi dégg nañu ni jotuñu woon yegg ndax amuñu woon autorisation pour wàcc mu jigéen ñu wàcc dëkk bu
ñu naan Maroc waaye yéenekaay bi di stade tey xëy na xamal ñu ni sunu gaynde yi débarqué nañu ci guddi gi. waaw yegg si nañu foofule ca Mongomo ngir rek bokk ci kan boobule seen dem bi nag xawoon naa metti tuuti comme ni ko yéenekaay bi waxee démb seen roppalaan xamoon naa am problème ndax ñàkkum autorisation ngir dem foofule waaye ci mujjanteel gi kilifa yi ci seen biir mel na ni gis nañu saafara ci mbir moomule ba gaynde yi mën a dem ca Mongomo mën a rek teewee ak fekkee bokk itam ci Coupe d'Afrique bi nga xamante ne mi ngi fay am ñu nar ko door fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier. yéenekaay bi di l'Observateur xëyee nag coowal ndongo la ñu faatoon ca université ak ñaari alkaat yi nga xamee ni tegaat nañu leen loxo ba yóbbu leen ci mandat de dépôt alors gëstu boobu le nag tax na ba yéenekaay bi def ci ab gëstu bu yaatu dinañ ci gis tam ki nga xamee ni moo di président Macky Sall muy expliquer lan rek a taxoon mu demoon Paris bokkoon nag ñoom ca marche bañ doon amal ba attentat ya amee foofu duñ ci sori dañuy dem rédaction centrale bu l'Observateur pour le menu de ce vendredi 16 janvier 2015. Alors xam naa ni jàppandeegul. Pape Cheikh Diallo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver depuis la rédaction centrale pour vous présenter la une de l'Observateur. Chers téléspectateurs, bonjour. À lire à la une principale de ce vendredi 16 janvier, affaire de l'étudiant Bassirou Faye, chronique d'un meurtre à 3 suspects, lit-on à la une principale de l'Observateur. Et c'est pour dire que l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye est un dossier à rebondissement, ce qui fait sans doute qu'actuellement qu'il y a 3 suspects inculpés pour ce seul meurtre. Il s'agit de Tombong Wali, Saliou Ndao et Mohamed Bougaleb qui dorment aujourd'hui en prison. À lire donc la chronique d'un meurtre à 3 suspects. À lire également le président Macky Sall qui donne les raisons de sa participation à la marche de Paris. Le président Macky Sall a rompu hier le silence suite à la polémique qui a accompagné sa marche en guise de soutien à Charlie Hebdo. Sur le site lafaso.net, le président de la République s'est expliqué sur sa présence à Paris. Le sens de ma présence à Paris, ce n'est pas d'être Charlie ou de ne pas l'être, a dit le président Macky Sall. À lire donc les détails dans l'Obs du jour. Agression de Karim Wade au tribunal, une plainte plane sur la tête de Pape Ndong, l'agent pénitentiaire. L'incident qui avait causé la blessure de Karim Wade avant-hier connaît un rebondissement. Ce dossier peut bien connaître une suite judiciaire après que l'agresseur de Karim Wade a été retrouvé. L'agent pénitentiaire présenté comme celui qui a plaqué le fils de Wade au sol s'appelle Pape Ndong. À peine son identité dévoilée, une plainte plane sur sa tête. En sport, l'actualité reste toujours occupée par la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois, nous parlons des conditions d'hébergement des Lions de la Teranga à Mongomo. Les Lions seront dans des suites de 300 000 francs CFA la nuitée. Et cette information nous a été livrée par Amadou Khan, présent en éclaireur à Mongomo depuis samedi dernier. Pape Cheikh Diallo, c'était là le menu détaillé de l'Observateur de ce vendredi. Pendant qu'on y est, je souhaite bon vendredi à tous nos téléspectateurs et lecteurs et surtout bonne lecture. Merci Idrissa Sané ñu ngi lay gërëm bu baax xanaa moom a ngénte Pape Cheikh Diallo bi day far na jërëjëf Idrissa ñu ngi gërëm rédaction bu l'Observateur yëpp ñu ngi àndoon ak ñoom ci français la ñu expliqué menu wu l'Observateur bi tey donc dégg ngeen ko noonu ñu ngi wax rek bonne lecture ñi nga xamee ni ñoo sàlloo yéenekaay bi di l'Observateur El Hadj Mbaye Garmi nee na bu xëyee lu mu nar a jëndee journal mburu la koy jëndee yaa ngi ci ba léegi
waaw toxu naa. toxu nga léegi mbay. léegi yaa ngi jënd. dinaa jënd benn lobs. waaw ñaar fukk. waaw ñaar fukk. waaw ma kaaw ko. bu dee téeméer la xanaa mën nga jël beneen ñaar fukk jënd sunu làmb bokk ndax xam naa ne làmb ji intéressé na la de ah. lobs daal dinaa ko jënd. ñaar fukk rek. wala gis ma kaaw ko quoi. kaaw ko quoi. waaw bis bëgg wax comme xale yi ah. waaw booy. booy yàgg rambal Medina la. xam nga xale yi yàgg rambal Medina. dañ daan kaaw. El Hadj Mbaye Gar bi fekk si nañu ci plateau bi ci kanam ñu waxtaanee ki nga xam ne ni moo di Niass Mbengue ay jaar-jaari kilifa yoo xam ne ni bu ñu la dégloo ci yeewu leen bi àjjuma yi dañuy mën a sukkandiku ca fa ñu jaar pour mën a defar suñuy yoon. dëgg la xam nga Pape maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy déglu ak di seetaan di bég ak di kontaan bu baax a baax di nuyu sama soppe yi ma fi fekk yëpp. non sa nuyoo nag dafa war a ànd ak xalam nag. non waaw loolu de mbay bu ko. ñu taayaan ko rek su ko defee nga bilaay nga gis lu biir. kor joor jenge sala bi ge gone yu go fali yasin kor joor jenge. mais Pape nag yow nag vraiment il faut ma tester la seet na ba xam fan lañ la jalisé. dañ maa jalisé. waaw xanaa rek di bég ak di kontaan daal di wax ne ci kanam tuuti. danañ rectifier li nga xam ne nii moo xewoon ajjuma. incha allah ñu wane waat ko rek. mën nañ sax bañ a commentaire mais Sénégal yi gis ko. xam ne daal képp koo xam ne ki yaa ngi def politique. dinañ ci jiital sa diine. incha allah bu diine njëkkee ci sa dënn. dëgg daal boo dee politique du ñaaw. kooku nag mooy Niass Mbengue. moom laal di indi incha allahu taala. jeex na kon ci kanam lay doon ak El Hadj Mbaye Gar mi mbokk yi 7h44 mooy doog a jot defe naa war nañoo mën a xam tey météo di jaww ji lu mu ñu naral ci wàllu température bi ñu xëyee tey seddaay bu méttee tax gis naa fi xeetu jeget bu ne ak xeetu piloweer bu ne am na ci koo xam ne sax li mu sàngoo tey dañu ko defar ràbb boole lañ ko deru xar def nañ ci deru gaynde ndax diis gi mu diis dafa mel ni chauffage la sol docteur daa mel ni ku sol chauffage ah. non tunisien yi la. voilà naar yee koy defar. montagne Tunisie la et puis bon. man je préfère investir dans l'artisanat africain. xam nga ñoom seen montagne yi day sedd ba nga xam ni. voilà donc te lu ñu defar dafay. seen xar yi seen deru bëy et puis c'est fait à la main. donc da ngay dem ci village yi nga jënd ko ci village bi nga bëgg. waaw. voilà donc voilà day faj sedd rek donc jarul may jënd cuir boo xam ne xaw ma ba xam braconnier ko rey wala waaw. ay ca Fatima Ba tey bi ñu xëyee Ndakaaru ñu ngi xëyee que lu toll ci 20 degrés fu ñu jëm tey ak jaww ji. waaw Pape Cheikh xanaa di wax rek ne coppite gu bëri daanaka amul ci jaww ji gis nga ni température yi fi ñu yemoon fan yi ñu génn ba tey mi ngi fa fajar gi ak guddi gi day féex sedd diggu bëccëg gi naaj gi day génn loolee nag fépp ci biir réew mi Dakar nag moom mooy am température bi gën a mag ci suba teel gi di 20 degré bi gën a tuuti ci bët saalumu réew mi lay doon Kolda Saint-Louis dina am 18 degré Podor 19 degré Matam 18 degré Linguère itam température bi gën a mag mook Dakar ñoo ko bokk 20 degré Diourbel 18 degré Kaolack 19 degré Tambacounda 19 degré Ziguinchor 18 degré ak Kédougou 18 degré li ma ko waxee diggu bëccëg gi naaj gi day génn naaj boobule sax mooy waral ba boori ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu maanaam boori tisbaar yooyu tàngaay bi dina gën a metti tuuti rawatina ci biir réew mi fu ci mel na Diourbel mooy am température bi gën a mag ci ngoon gi di 36 degré bi gën a tuuti 25 degré fii ci Dakar lay doon Saint-Louis dina am 32 degré Podor 33 degré Matam 35 degré Linguère Kaolack Tambacounda Kolda ak Kédougou itam 35 degré mu mel ni ay température homogène la région yu bëri ñoom ñoo tolloo ay température Ziguinchor dina am 32 degré Pape Cheikh li ñu mën a jàpp moo di ne peexum fajar gi guddi gi mi ngi fi ba léegi diggu bëccëg gi naaj bu tàng waaye itam di fàttali ne janvier mooy weer bi gën a sedd fii ci Sénégal ñu wax ci lu jëm ci géej gi nag yéegoon na bi juróomi waxtu ci fajar jotee dina yéegaat itam bu juróomi waxtu ci ngoon tegalee juróom fukki simili géej gi nag tey benn yoon rek lay wàcc loolee bu fukki waxtu ak benn tegalee ñaar fukki simili pour ñi nga xamante ne ay nappkat lañu dañuy dem géej di wuti jën jàppale ni moment yu gën a am solo di 9h25 11h25 21h53 ak 23h53 lu jëm ci jant bi jàppale ni fenk na ay simili gi nii rek bi juróom-ñaari waxtu tegale fanweeri simili ak juróom-ñeent ñu ngi yaakaar itam mu so bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Pape Cheikh lii mooy li gën a fës ci xibaaru jaww ji.
jërëjëf Fatima Ba fi mu ne yaa ngi mel ni Nafartiti waaw boo seetloo ñaw bi daf ñuy fàttali Égypte est-ce que gis ngeen loolu ci Fatima Ba madame Diakhaté yaa ngi mel ni ku jógee Égypte de c'est bien li mooy wane originalité bi ci suñu créateurs yi fii ci Sénégal defe naa mën nga dem mais bul dindi musóor bi d'accord waaw bàyyi ko ci ba ce journal passé 8 heures nga dellu si waat comme Nafartiti waaw comme Nafartiti waaye damay bañ nit gis ko te du Fatima dem ci tailleuram ne ko ñawal ma ko waaw ndax da nga bëgg a wax ni moom la jàpp moom la jàpp waa kay léegi ku mel ne moom macha allah na ko ñawlu waaye ku melut ne moom bu ko ñawloo da yàq ñaw bi maanaam ku pata comme Mado déedéet tudduma ko de bu ko ñaw waaw ndax loolu ci mel ni Fatima Ba comme Alfie mën nga koo ñawlu waaw ndax xam nga loolu moo ko ndax nit ñi dañoo tàmm luñ gis nit def ko ñu toppandoo ko ca nam ko defee waaw te ku ne ak la la jàpp ndax li ñaaw ci kii day rafet ci kii li rafet ci kii day ñaaw ci kii waaw na nit ñi bàyyi xel ci loolu loolu la pëli di wax xubbam ko kaari hubbi tam pour nu cukulli ku gongo jërëjëf Fatima ñu bàyyi la nga dem ndekki dellusiwaat fi lekk ay minutes bu ko defee nga ñëw yaatali xibaar yi mbokk yi àjjuma bu jot di ngeen àndandoo ak ñun ci am xam-xam gu bëri dañuy tànn ñett nag ci ay xëtu yéenekaay bu ci nekk attirer attention wu docteur Massamba Gueye bu njëkk bi ak yéenekaay bii di Libération defe naa lu xëy na bëtam ndax ñu ngi def ci xët bi ne grève de la faim du fils de maître Abdoulaye Wade Karim a débuté la diète depuis mercredi soir docteur lan moo la attiré ci xët bi. waaw ñaari mbir ñoo wax ak man. bu njëkk bi mooy niñ bindee grève de la faim du fils de. doomi Ablaye Wade lañ wax. xam nga ko kon indi na baay ji. waaw te du baay jee dem. waaye boo ne doomi du fils de. da ngay am li ñuy wax complément du nom. bu ko defee rek. am na caractère boo xam ne bëgg nga ko dugal pour wane ne bàyyi jàng ci kawam te gis nga fi ñu ko teg ci kaw la ko teg. ba pare soo ko indi tur yi nag Karim débute waaye moo bële moo ma intéressé. muy la jet. waaw du baat bu ñuy faral di dégg. mënoon nañoo bind grève de la faim rek. waaw ñoom rek ñoo bindul loolu. ñoom rek ñoo dem directement bind la jet. te jet boo ko xoolee c'est un terme médical la. boo xam ne souvent médecin bi buy faj nit daf koy wàññiloo dara ci ak lekkam. ngir mën koo fajee nii. waaye bu fekkee nit dafa toog bañ a lekk. wàññi ak lekkam au lieu mu wax grève de la faim baatu jet boobu mu dem rechercher ji man moo ma intéressé parce que c'est un mot qui frappe et qui va permettre à un élève par exemple de découvrir un nouveau mot donc Karim débute et tey ji boo ko wekkee nit naan luy jet boobu ñuy waxtaane rek dina tax journal bi nit liiri ko donc pour man recherche boobu ñu def ak composition wu titre bi li ma gën a intéressé loolu ci la bokk jet mooy maanaam bu fekkente ne da ngay faj dara ñu ne la wàññil naan bul naanati ñaari pot ndox del naan benn pot ndox ci bis bi ñu ne yaa ngi ci jet waaye bu fekkente ne da ngaa toog ne lekkuma wàññi sag lekk dañ ne yaa ngi ci jet waaye lu ñuy fajee nit la waaye fii nit la ko toog ne man lekkatuma ndax damay xiifal sama bopp xam nga xiifal bi waaw moom dafa am lu mu ci xeex waaw waaye baat bi mu jëli man baat bloc boo xam ne dafa am doole ci tubaab macha allah mu nga donc ñu ngi féliciter rédaction bu l'observateur libération plutôt l'observateur maa xalaat amul l'observateur comme Oumar Mbaye Garmi mais libération plutôt ñoom ñoo def xët boobu donc defuñu comme yéen kaay yëpp au lieu ñu def grève de faim ils ont plutôt utilisé le mot diète voilà donc pour parler de cette bu grève de faim bi nga xam ne nii di Karim Wade tàmbali na ko et puis ils ont amené sujet bi ils ont parlé de son père moom la ñu njëkk a wax te loolu attiré na sa attention docteur bi ci topp beneen yéenekaay la muy Sud Quotidien ci xëtam bu njëkk mu ngi def ni en l'absence de ses avocats virgule à l'audience Karim père alors père bi ñu ngi ko def entre guillemets la voix. waaw mooy prudence bi ñu doon wax ne bu fekkente ne baatu tubaab da nga koy jël ci noo xam ne loolu taxut da nga koy def entre guillemets boo gisee baatu tubaab bu ñu def entre guillemets rek mooy du la li mu war a tekki lan ko tekkiloo. boo xoolee ñu def Karim perd la voix. parce que ab avocat yi nekkuñu fa. Karim waxatul. waaye bu ne Karim perd la voix bu ñu dindee guillemets yi. mooy baat bi dafa dee. tey géeme waaw waaye bu ñu defee géeme rek mooy ñàkk na ñu ko waxal. géeme fort na de. waaw moo tax ñu ne Karim père mais ñu def ko en rouge ndax li tax ñu def ko en rouge mooy que avocat yi la tax ñu dem ak la tax ñëwatuñu. ci xeex la woon te keroog dafa tàngoon ci Karim ba deretam tuuru. d'accord
ñu jël père bi def ko en rouge. pour wane menotté boobu ñu ko menotté bañ na sax dem na ci hôpital. bañ na dagg na ci. ñu def ko en rouge def ko guillemets nag. wane ne baat bi deewut waaye ña koy waxal ñoo fa nekkatu. ba tey ñu ngi ñuy jàngal ni avocat ñoo war a waxal. avocat ñoo war a waxal client bi. waaye boo xoolee Karim ci photo bi. dafa noppi jël loxo ndeyjoor bi teg ko ci dënn bi. waaw donc image bi dafa waaw mais ensuite mise en page bi bleu sur rouge sur bleu alors que xam nañ que les couleurs du parti politique PDS base bi mooy bleu sur jaune. D'accord. waaw donc ñoom liggéey boobu ñu def mooy travail d'abord poétique. def un travail sémantique. ba pare def un travail de mise en page. voilà donc du xëy rek bind mbaa def xët bu la neex tout est recherché. non information bi moom dañoo jonge moom. façon bi ñuy defee xët donc félicitations pour tey vendredi. macha allah Sud Quotidien ci li ñuy def ci seen xët. beneen titre boo xamante ni dafa attirer sa attention docteur Massamba Gueye muy li yéenekaay bi xëyee tey di enquête mu ngi am ab reportage bu mu def ci diwaan bu nekk ca Kédougou alors ñu ngi bind le travail des enfants dans les sites d'orpaillage de Kédougou dans l'enfer des Dioura. waaw titre enquête bi man lu tax mu gën a fës ci yeneen yi mooy ñoom ñëpp dañu wax politique ñu bàyyi politique ñoom. ñoom ñu dem ci naqaru doomu aadama dem ci li ñuy wax social. parce que yéen a kaay yëpp ñii Charlie ñii Karim. ñoom ñu njuuy leen. wàcc leen complètement dem Kédougou. bien biñ demee Kédougou ñu ne enfer dans l'enfer maanaam safara. safara nu fa nit di demee. passeport safara mooy dee. wallaay ñu àtte la. ku dee fu nu lay suul. ci cimetière. ci pax la. ci pax ca armeel yi xale yi ci luñ nekk. ci pax dégg li baax na tëjal. macha allah Papa xanaa dee nga. xale yi naan xanaa xam nga. may xanaa xam nga. mais Pape Cheikh. waaw man leen rek laa ci jàngat. loo ci jàngat ci waxuma Samba. du ci dugal par parloo. déedéet. c'est important. waaw. étiquette bi nga bokk xooluloo ko. dugaloo ci benn par parloo. loolu nag c'est fort. wallaay waaw. wallaay may yombul de. may loo ndekkee. ndekkee goo sax. macha allah docteur merci beaucoup. jërëjëf docteur Massamba Gueye donc ñetti yéenekaay yooyu noonu tey nag seeni xët dafa attirer suñu attention muy enquête ñu ngi féliciter rédaction boobu ak yéenekaay bii di Sud Quotidien ñu ngi féliciter rédaction boobu ak yéenekaay bii di Libération mbokk yi pare gu ñoo ak yéen de ñaar la ñuy boole utile ak agréable dañ leen di dimbali ngeen xëy defar seen bëccëg ba noppi itam ñu gunge leen ba gindi leen ci yenn yu bëri yoo xam ne ni daf ñuy jëriñ laata ñoo dem àndaat ak rédaction bi ci journal 8h bi dañuy dalal waa Rahma Damba fitness tey nag ki ñi àndal di Fama mooy suñu coach ni fajar gu jot dañ leen di jox ay exercices yoo xam ne ni mën na tax ñu defar suñu yaram tey comme keroog mu ngi ànd encore ak ñaari champion alors Fama ñu ngi lay nuyu yegsil. maaleykum salaam. yaru rek ma xaw a jaaxal yàlla baax na alors loo ñu indil tey Fama. tey assouplissement surtout. assouplissement luy assouplissement. assouplissement mooy yaram bi da nga ko war a oyofal. waaw léegi nag corde voilà léegi nag loolu exercice yi ñuy def. moom moo la ko war a tàmmal par exemple corde. corde soo koy def souvent. cëppi yi. yooyu noonu mooy assouplissement. kon mbay gar mi war nga bàyyi sa yaram bu glissé. da ngay ral de baaxul. waaw gaa moom mu daggiral rek xamal ne dafa war a oyof waaw. bi ngay di baax na. ay ca Fama ñu bàyyi la nga dem. c'est parti. voilà. alors maa ngi koy may tata Kati Chimère. ndax moom nee na day def chaque suba teel day seetaan yeewu leen pour def quelques exercices. c'est bien. waaw ak Rachida tamit moom temps yi dafa dem voyage. voilà ak Rachida. waaw sama élément bi doon ñëw fii. jeex na c'est parti. donc DJ musique étirement d'abord dañuy étirer wu ba pare. DJ K-Wise in the mix. Yeah, what is my people? It's your boy Beezy repping Meezy. And I'm treating with DJ K-Wise, yeah. Allez, on étire d'abord les muscles. Là. On revient là. Tirer.
On revient là, jambes écartées. Allez, on descend. Jambes bien tendues, jambes avant-pliées. On revient là. On change. On descend. On revient là maintenant. Intérieur. Allez, d'abord là, tout doucement. Réveillez les muscles d'abord. Doucement. Yo, what's up, y'all? It's your boy Yaya, Cookie Master, chill right here with the world famous, youngest, on wheels of steel, DJ K Live, Battles, Magic Finger, yo. Take it easy, boss. Yo, what up? You know, this is White Q, and I'm chillin' with DJ K Rice. My people support it too, and my damn you do you. Oh, God, over the stuff, and just now listening to K Rice, DJ K Rice on the deck, keep it up. Allez, là. Montez les genoux, faites monter les genoux. Souplesse, relâchez tout le corps. Coordination bras-jambes. Bras-jambes. Allez. Ceux qui sont à la maison. Allez. On soulève. Serrez les abdos. Coordination bras-jambes. En place. On soulève. Allez. Serrez les abdos. 4, 3, 2, 1, c'est parti, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On gagne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gagnez. Très bien. Allez. Là. Encore. On revient là.
Allez là. On monte, souplesse, on descend. Renforcez les jambes, on monte les bras. Levez, levez. Très bien. On soulève. Très bien. Allez. Lancez la jambe. Allez. merci de rien Pape Cheikh. rapidement comme 8h jot na lan nga ñuy jox. comme conseil donc ndaw lay joxe conseil. tout à l'heure gis nga début bi ak fin bi yëpp dama def étirement. alors il faut avant nga def sport. nga étiré wu mais forcément avant aussi après le sport. nga étiré wu. loolu c'est forcé. alors étirement dafa baax ci muscle yi. alors da leen étirer muscle yi. comme ça ngeen mën a bañ a am blessure yeeg yooyu. rapidement loolu rek lay wax. jeex na jeex na kon ñu ngi lay gërëm. merci je rappelle que mën nañ la fekk Rahma Damba fitness et puis ñu ngi gërëm champion yi nga àndal comme tous les matins li lañ leen di proposer ci exercice 8h jot na ñu jàll ci xibaaru suba gi. juróom-ñetti waxtu di 8h jot ba tegal juróom benn simili xibaar yi ñu ànd ceek Fatima Ba ñu nuyooti la. fayti leen Pape Cheikh di wax ne xibaar yi bokk li ñu koy dooree di génn pa àdduna Cheikh Tidiane Diakhaté jiite woon conseil constitutionnel moom nag daanaka li mu tëdd yàggul feebar daal bu gaaw moom moo ko mujj yóbbu moom nag magistrat bu mag boobule bokk ci ñaareelu promotion bu ENA daanaka dossier yu bëri fii ci Sénégal mi ngi woon ci biir moom Cheikh Tidiane Diakhaté bokk na ci dossier yooyu Fatou Babacar Seye waaye itam affaire chantier de Thiès ak candidature Abdoulaye Wade ci présidentielle bi 2012 moom nag mi ngi génn àdduna niki démb ñu wax ci procès bu Karim Wade moom nag daal dina xamle ni door na ab xiifal nit yi àllarba gi moom Karim Wade li mu bëgg moo di ay avocat am teew ca procès ba ñëw rek tontu laaj yi nga xamante ne président de la cour mi ngi koy laaj moom Karim Wade leneen lu muy ñaaw lu mooy li mu jàpp ne dañ ko saaxee fitnaal ko xokkatal ko moom Karim Wade loole nag mu joxoon ci baaraamu tuuma garde pénitentiaire yi jàpp na ni sax lépp lu jig njaag ñoom ñooy njaag waaye itam joxoon ci baaraamu tuuma président Macky Sall ak Henri Grégoire Diop mi ñu jàpp ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw fitnaal googu lee dañ ci teewlu récit bu Adiatala.
woowee Karim Wade ngir jàkkaarloo ak Mathiakou Bessane bi ñu doon déglu bi mu ñëwee dafa xamal cour bi rek ne tàmbali na xiifal ngir ñaawlu ñu ñàkk sàmmonteel ak yelleefam diiru ñetti at. mu yokk ci ne cour bi moo ko waral li ko mënta dal tamit moom mi juge Henri Grégoire Diop moo koy gàddu ndax moo dàq ay avocat am ci la ko juge bi di tontu rek ne moom benn ci avocat yi rek la dàq di ko xamal ni xiifalam bi du lu leen soxal. Karim Wade dem ba ne mu ngi baalu ak yàlla Serigne Touba ak waajuram ndax ak li mënta xew rek du bàyyi xiifal bi ginnaaw loolu Karim Wade dafa daal di dellu ci box bi mu daal di soox ci li muy doxee. avocat am yi niñ ko waxee woon démb lañ ko defee tey jii amul kenn ku teew ci audience bi wante terewul procès bi di wéy bi ñu njëkk woo Karim Wade teewul tax na ba juge bi ajandi audience bi di lu juróom simili laata muy tàmbali waat ci teewaayu Karim Wade ak Mamadou Pouye ki fi nekkoon ministre des infrastructures sàkku na teewaay ñi koy layal wala ñu aj ati bi mu daal di ñaawlu tamit niñ ko doon fitnaalee démb ba am ci gaañu gaañu seede yi di Mathiakou Bessane nekkoon tamit directeur ANAX ak maître Tamaro Seydi di notaire bi ñu doon laaj doxalinu AHS ABS ci biir aéroport bi ak nan la maître Tamaro Seydi def ba mën a liggéey ak DP World daanaka seeni kàddu benn la amul dara luñ ci sopp li ñu waxoon ci kanamu commission d'instruction yi dañu waxaat tey jii. kii di Véronique Manga nekk kii liggéeyal waajur Mamadou Pouye nekk actionnaire ci ABS lañ doon déglu ci mujjantal gi ñu nar ko dégluwaat altine bi di ñëw. Adiatala ñu koy jaajëfal partie civile bi nag ñoom ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ñàkk teewaayu avocat yu défense bi le donte sax xam nañ ne loolee yàqul dara ci procès bi ndax jaar na fi mu war a jaar ñoom nag lu ñu bëgg moo di ne bâtonnier bi mu àddu ci mbir moomu leen ndax partie civile bi dañoo war a teew ci audience yi ngir rek dal mën a dellu si foofee ca palais de justice ñu mën a itam wéyal seen i liggéey kenn ku bokk ci partie civile boobulee di maître Souley Makodou Fall dañuy teewlu ay kàddoom ba tey ci micro Adiatala. tànn ne du ñu ñëw nag kenn du leen jiital di leen diri leen indi li leer te sénégalais yi war ko xam moom mooy benn wookaa rek la ñu dàq ndax moom moo ñàkkee kersa ki nga xam ne moom moo jiite tribunal muy Henri Grégoire Diop. ñi ci des nag ñoom ñoo def ni mbootaay rek ànd ak moom génn waaye kenn dàqu leen saa yu leen neexee rek nañu dellu si xam ne nag àtte bi ñu ngi koy wéyal boobu ak léegi. bâtonnier ndax ñi nga xam ne ñoom laa ko seqal ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy défendre nguur gi. ñoom saisir nañu bâtonnier xam naa ne semaine prochaine incha allah dinañ ci dellu si ba xam yan jéego la ci bâtonnier bu Dakar dox ndax jot na aussi moom aussi mu wax ci ndax moom moo ñoom mu ñu jiite ñun ñëpp man sax barreau Versailles la nekk waaye bu ma ñëwee Sénégal bâtonnier bu Dakar mooy. Maître Sidiki Kaba moom it àdduna ci mbir moomule jawriñ bi ñu dénk wàllu yoon fii ci Sénégal ne mi ngi daal ñàkk rafetlu incident yi nga xamante ne moom moo am ci procès bu Karim Wade boobule ba tax na mi ngi woo ñëpp ñi nga xamante ne sekk nañu procès boobule ñu ànd ak dal ngir rek procès bi am ci anam yu mucc ayib waaye itam ñu am ci transparence bi ñu bëgg moom Sidiki Kaba dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Kane. ci procès lu bare mën na ci xew. mais damaa bëgg na xel yi dellu si ña fa nekk na seen xel dal te la ñu bëgg mooy di ñuy jéggalu ci élément boobule ak ni son bi mel yooyu le kàddu nag moom Sidiki Kaba mi ngi ko yëkkati ci bi ñu doon xamle ni pose première pierre bu école nationale de l'administration pénitentiaire dinañ ko amal ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier bile ca Sébikotane nag lay doon ki ko xamle di moom Sidiki Kaba ne nag liggéey boobule luñ ci jublu moo di rek gën a yeesalaat jumtuwaay yi nga xamante ne foofee la ñuy liggéeyee jëm ci wàllu yoon fii ci Sénégal loole nag ñu ngi ko amal ci njàppandalu France mi ànd ak ñoom ci projet boobule ak fonds bu ñu taxawal ñu tuddee fonds de solidarité prioritaire boobule fonds nag nara rek génne koppar yi nga xamante ne moom la ñuy def ci école nationale de l'administration pénitentiaire boobule kenn ci ñi fa teewoon di Jean-Félix Pagano di ambassadeur bu France fii ci Sénégal moom nag ci ni nga xamante ne njiitu réew mi di président Macky Sall xamle na ne bëggul ñu jaayee fii ci Sénégal yéen kay yi di Charlie Hebdo wala Libération moom loolu mi ngi koy nakarlu waaye ba tey nee na merewu ci kilifa yi Sénégal ndax Macky Sall moom li ko waroon def na ko moo di teew ca France ci marche républicaine bi ñu doon amal loolee day wane rek ne Sénégal àndul ak terrorisme waaye itam rafetlu wuñu nu ñu teree daal jaay yéenekaay yi di Charlie Hebdo ak Libération fii ci Sénégal moom Jean-Félix Pagano dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Kane Adama Gueye. Le Sénégal est un État souverain.
Nous prenons acte de cette décision. Sénégal nag donte jël na ndogal gu ni mel ngir ñu tere journal boobee ñu jaay ko fi wala sax ñu di ko fi publier loolu nag ñun donte neexuñu wante li ñu mën a def rek mooy nangu ko Sénégal dafa nekk pays boo xamante ne nii pays bu moom boppam la kon nag bés bu xalaatee ne lenn bu ko defee war na fee mën a indi ay coow ndaxte wàllu religion ñëpp xam nañ ne dafa nekk loo xam ne dafa sensible kon nag ñun loolu donte neexuñu sax wante li ñu mën a def rek mooy nangu dogal googu nga xam ne autorité sénégalaise yi jël nañ ko. D'ordre public à prendre des mesures de cette nature. ñu wax ci loi bi indi coow li fan yi ci université yi ci Sénégal loi boobule ñu jàpp ne day indi ay coppite ci doxalinu université yi jox itam pouvoir yu bëri jëwriñ bi ñu dénk njàngale mu kawe mi waa SAES di ko ñaawlu fan yi ba amal ci ay doxu ñaxtu waaye itam ay grève yu dul jeex loi boobule nag articulé loi boobu bokk ci ci 22 article yóbbu nañ ko nag ci assemblée nationale day indi rek ay coppite ci doxalinu université yi fii ci Sénégal gën a itam jox pouvoir ni mu ko waxee jëwriñ bi ñu dénk njàngale mu kawe mi ku ñuy gën a xamle que boobule loi Jaminata Mbaye Sow di ñaar fukk ak ñaari article yi nga xam ne moom la ñu tënk ci loi cadre bi ñu duppee doxalinu université publique yi ci Sénégal loi boobule nag ñu adopté ko ci assemblée nationale depuis le 26 décembre bi ñu weesu waaye teewul fi mu toll ni mu ngi jur xëccante diggante waa SAES ak kii di ministre de l'enseignement supérieur ci biir loi boobu nag mën nañu jàpp ay poñ yu bëre waaye yenn ci poñ yooyu le waa SAES nee nañu benn yoon d'accord ñu ci ndaxte day remettre en cause lii di autonomisation université publique yi ci Sénégal ñu jëm ci chapitre 3 article 6 fii la ñu tënk lépp lu jëm ci wàllu organisation université publique yi ci Sénégal bokk na ci conseil d'administration conseil académique ak recteur waaye lu jëm ci wàllu conseil d'administration boobule poñ boobu waa SAES gis ne ñi nga xam ni dañ leen dugal ci conseil boobule amuñu seen place ci biir université ndaxte conseil boobu am na lu toll ci ñaari fukki membre waaye fukk ci ñoom dañ leen tibbee ci ñi yëngatu ci wàllu koom wala ci société fii ci Sénégal conseil d'administration boobu nag liggéeyam ci biir université publique yi ci Sénégal mooy jëmal bépp dogal bi ñu jëm ci wàllu université yi mu jëm ci wàllu science waaye tamit ci tëralinu njàng mi leneen lu ñu mën a gis ci biir loi bu bees boobu tamit mooy taxawal benn conseil bu ñu duppee conseil académique kuréel googu nag moo daal di remplacer assemblée de l'université loolu tamit waa SAES gis ne am na lu ciy ñuul ndaxte ñi nga xam ne ñoo bokk ci biir conseil boobule bokk na ci benn ndawlu ministère de la fonction publique ak ministère de l'enseignement supérieur ñoom ñi gis ne ku yëngatu ci wàllu fonction publique amul lu mu leen mën a andil ci njëriñ conseil académique bi taxawaayam ci biir université mooy saytu bépp question bu jëm ci wàllu njàng mi ñuy joxe ci biir université publique yi ci Sénégal ñi fare ci conseil académique boobu nag ñoom ñooy taxawal calendrier université waaye tamit ñooy xool yan filière la ñu war a jàngale ci biir université yi am déet. Aminata Mbaye Sow ñu koy jaajëfal Pape Cheikh fii la ñuy yem ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi. jërëjëf kon bu ca kanamee 10 heures nga delsi bu ko defee nga yaatal xibaar yi ci français jërëjëf Fatima Ba ñu ngi gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média lu jëm ci ay xibaar di leen fàttali rek ni fileeg ay bis dina am chaîne de télévision bu bees boo xamee ni 24 heures sur 24 ay xibaar rek lay joxe mu tudd ITFM loolee di ngeen ko am ci bouquet boo xamee ni mu ngi tudd Box Africa xam naa ni annonce bi dina jàll comme ça ngeen mën a xam naka ngeen di def pour am bouquet boobu bu leen fàtte itam seen jeu GFM en fait jeexagul ñu ngi jëm fileeg weer wi dee mën ngeen a profito chaque jour di yónnee ay message fête FETE ci 26 444 wala ngeen sax ci di woote ci 88 628 14 14 wala 88 628 65 65 li ñuy def rek léegi mooy jàll ci jóg job ñi nga xam ne ñooy wut liggéey dañu yónnee seen ay CV bëri na naam waaye du ñu mën a liir yëpp loolu rek a tax fajar gu jot ñu tànn ñaar ci ay xale yoo xam ni dañu am parcours bu riche ami diplôme ak xam-xam mais amaguñu liggéey yéen ñi nga xamee ni yéenay joxe liggéey yi ku ci gis ko soxla mën ngeen leen a contacter directement dañuy commencer ak CV wu ki nga xamee ni moo di Pape Oumar Ngala alors Pape Oumar Ngala nag dernier diplôme mu ngi am CQP certificat
de qualification professionnelle, mécanique générale d'entretien, BEP, brevet d'études professionnelles, mécanique générale d'entretien, expérience professionnelle, defoon Dakar Nav, chantier naval de Dakar, maintenance des pompes et des vannes, Almenco, usine de fabrication de savon, eau de javel, matelas. Il a travaillé aussi dans une société qui s'appelle Société de pêche et d'armement sénégalais, maintenance des pompes et des réfrigérants. liggéey na itam Suneor, établissement industriel de Dakar, def na fa maintenance des pompes à huile et des vannes. nekkoon itam ca étude, réalisation, conseil, approvisionnement. Alors si vous avez besoin de Papa Omar Ngala, très expérimenté dans ce domaine, vous pouvez le contacter par mail à papa.omarngalagueye@gmail.com. CV bi ci topp CV wu Awa Diaw la. Alors Awa Diaw, dernier diplôme supérieur spécialisé en finance, contrôle de gestion à l'Institut supérieur d'informatique appliquée et de management au Maroc. Expérience professionnelle, septembre 2013 à juin 2014, assistante administrative à l'agence d'intérim Wikinet Placement. Mai à juillet 2013, stage à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. Fonction conseiller clientèle. Décembre à mars 2013, stage à la Société Générale de Banque du Sénégal, fonction assistante au service contrôle de gestion. Vous pouvez la contacter par mail à ndeyawa04collé@gmail.com. li ñuy bëgg a joxe léegi nag offre d'emploi la pour ñi nga xam ne ñooy wut liggéey, ça peut vous intéresser. Alors Société de la Place recherche les profils suivants: commerciaux, marketing et gestion de réseaux sociaux, analystes commerciaux, chargé de contenu, infographiste, logisticien, chargé de communication, social media manager, niveau d'études bac+2 minimum, expérience professionnelle de plus de 6 mois. Alors si vous avez besoin de cette société, bu fekkee seen profil méngoo na ak ñi ñuy wut pour jox leen liggéey, mën ngeen ñu contacter directement. On a l'adresse et le numéro de téléphone de cette société. Mail bu yeewu leen xam ngeen ko, mu ngi noonu ci écran bi, di yeewulentfmcollé@gmail.com. Donc c'est une société boo xamante ni mu ngi wut commerciaux ak ñi nga xamee ni min nañu marketing ak gestion réseaux sociaux, min nekk itam analyste commerciaux ak chargé de contenu ak infographiste, logisticien, chargé de communication, social media manager. Ak bu fekkee bëgg nga liggéey ci société boobu noonu, il faut nga am niveau d'étude boo xamee ni mu ngi toll ci bac+2 minimum, expérience professionnelle bu ëpp juróom-benni weer. Mën ngeen ñu contacter directement ci suñu adresse mail, envoyez vos CV ci yeewulentfmcollé@gmail.com. donc loolu offre d'emploi la te ñu ngi wax rek bonne chance ñaar ñooñu nga xamee ni ñooy wut liggéey te ñu jàllale seen ay CV léegi nii ci Yeewu Leen. ñu jàll ci suñu correspondant bi ñuy fekki tey Tëngéej la ñuy dem. Tëngéej nag dëkk la bu feese dell ak histoire. bu ñu fa demee dañu fay fekk suñu correspondant di Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo yaa ñu teewal ca Tëngéej, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane. sant yàlla bu wér. alors ci waxtu wi yaa nga Tëngéej, lu ñu fa mën a jàpp ci ay xibaar tey. lu ñu mën a tàmbalee mooy sitting bi nga xam ne ñi di liggéeykatu mairie bi dinañ ko amal tey. ñooñu noonu nag ñu toll ak 119 personnes lañu. ñooñu dañu doon laajte rek ñaari weeru payoor. waaye di fàttali nag ñooñu dañu bokk ci ñi nga xam ne dafa am benn décret bu génn. jàpp ni duñ leen redéployer maanaam ginnaaw acte 3 de la décentralisation bi. dafa am juste yeneen commune d'arrondissement yi nga xam ni commune en plein exercice lay doon. mooy lu mel ni commune est ouest ak nord. donc 119 ñooñu dañu ne dañ leen yóbbu ci commune yooyu noonu dañ leen war a bay ci ville bi. waaye ginnaaw nag bi ñu leen bayee ci ville bi comme que décret boobu dafa ne du leen redéployer. ñenn nit ñi jàpp ni mooy dafa wone ni dañ leen dàq waaye amul benn kayit buy wone ni dañ leen dàq ndaxte ñoom ñu ngi liggéey
waaye ginnaaw ga mairie ville bi nee na lépp lu jëm ci seen wàllu salaire moom chaque fin du mois dafay yónnee état yëpp ñu yóbbu ko trésor waaye ki nga xam ni moom mooy payeur bi moom moo ne du leen fay donc mairie bi ñoom ci li ñu jot a xamle mooy que ni ñoom amuñu problème ak liggéeykat yooyu payeur bi rek moo leen bañ a fay léegi nag ñoom nee nañu dinañu amal tey benn sitting boobu noonu di fas yéene nañu paralyser li nga xam ne moom mooy fonctionnement municipalité bi tey di fàttali sax lundi bi ñu génn ni ñoom ñoo defoon benn manifestation ba nga xam ni benn jaaykatu carte bi nekk ci Sonatel bi foofu di jot ko dóor balu lacrymogène maanaam lacrymogène instant bi fu mu ne nii mu ngi ci hôpital bu Fann d'ailleurs semaine bi nii la jot a am benn opération nañu bàyyi lacrymogène yi nag baaxul waaw loolu de moom doy na waar Moos Diallo waaw fu ñu jógee ci loolu tamit ñu wax ci lu jëm ci wàllum politique parti bi nga xam ni moom mooy APR fii nag ñaari bopp la am maanaam kenn ci beneen parti bi kii di Omar Gueye ministre de la pêche moo ko piloté beneen bi ki nga xam ni moom mooy goro président de la république Abdourahmane Seck Omer moo ko piloté d'ailleurs ñoom sax suba dañu am benn assemblée générale bi nga xam ni dañ koy amal fii ñu xool ba xam nan la ñuy waxtaanee ngir mën a doxal seeni parti ci loolu tamit fàttali ni le 19 bi ñu jëm ni président de la république moom dafay ñëw Diamniadio loolu rek ngir teg xeer bu njëkk deuxième université bi nga xam ne fas yéene nañ ko amal fii ci Ndakaaru Pape Cheikh. c'est bien bon defe naa loolu rek la ñu mën a jàpp en attendant nga koy gën a yaatal ci rajo bi ak it ci site bi ñu ngi lay gërëm Abdourahmane Diallo yaa ñu teewal foofu ca Tëngéej nii rek la ñu koy defee fajar gu jot après journal 8h bi dañuy dugg ci gox yeeg gox-goxaan yi bu ko defee ñu taataan fay xibaar ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média fi mu toll tembe 8h23 mooy doog a jot bu dee yéen a ngi ndekki ñu ngi leen di wax bon appétit ndax am na ci ñoo xam ni dañuy yéex a ndekki bu dee itam yéen a ngi ci bërëbu liggéeyukaay yi am fa télévision bay seetaan yeewu leen matinal bi nga xam ne ni moom la ñu jagleel sénégalais yi ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax gërëm itam tey ziar bu baax doomi Sénégal yi nga xam ne ni ñoo ngi bitim réew ak fu ngeen mënti nekk xam nañu ne bu ngeen seetaanee télévision Futur Média seen xel yëpp dafay dem ci Sénégal donc diwaan yooyu yëpp ñu ngi leen fay nuyoo di leen gunge tey ji ci bëccëg bi yëpp léegi nag li ñuy def rek mooy àndandoo ak Bessel ci carnet de voyage dëkk bi ñu jëm di Bokki Jawe alors foofee nag dem nañu fa keroog won leen leneen waaye tey dañ leen di wonaat leneen loo xamee ni bu ngeen ko découvrir xam ni cosaan rek kay dëgg Bessel. comme ni nga ko waxee Pape Cheikh bële passé ñu ngi demoon ci Logne donc ñu wonoon leen cayde loo xam ne rek mariage lañ koy def tey tamit nag ñu dellu dëkk bi nga xamante ne rek moom mooy Bokki Jawe Bokki Jawe nag tukulóor yi ak xaalpulaar yi sax laay wax xaalpulaar yi ak soninke yi ñoom ñoo fa dëkk waa professeur daam nu ma waxoon moo tax nee naa la problème lañu am waa yii dafa metti waxal pël yi rek moo gën a set pël yi boo ne pël rek ñëpp a ngi ci biir kon nag mu ngi noonu dama tase ak élève am boo xamante ni France lay liggéeyee léegi quoi alors à chaque fois daf may woo bu yeewu leen vendredi yi jeexee li may njëkk a wax am ngeen soxla de wallaay dëgg la monsieur Guèye moo toog ci seen plateau boobu noonu am ngeen soxla de ñun jàng par force la woon non Pape Cheikh mais ça fait du bien amul xaritam nga c'est-à-dire amu ci kersa non Pape Cheikh loolu sax dalay tax aussi dalay motiver ba pare tamit dalay gën a dimbali sax booy wax nga xam carrément nan ngay waxee dalay jàppale daal mu ngi noonu am fukki at ak ñaar jege ko moo la tax kon mel ni nga mel macha allah kon Pape Cheikh dañuy dem rek Bokki Jawe seeti rek suñu mbokk soninke yi nag xam nga ñoom dañu fonk traditionnel rawatina nag cosaan ak aada te li ñu gën a fonk seen cosaan ak aada muy rek li nga xamante ne moom mooy mariage. ayca kon ñu dem ci dëkk boobu découvrir ci carnet de voyage bi nga xamee ni Bessel indil nañu ko tey. ñu ñëw nag ci aaday soninke bu ñu nee nag soninke moom mooy saraxule yi nag gis ngeen macha allah seen lettu rafet yeeg seen cuubi bu ñu xoolee aaday couleur ak aaday xaalpulaar ak li nga xamante ne rek moom mooy aaday soninke presque seen colin seen i grand boubou yëpp benn la wala ñi koy takk nag ak ñi koy cuub moom mooy soninke yi yaay bay sànq ñu ngi doon waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy wàllum seet maanaam seetu soninke ngeen bëgg ñu ko woon ana seet bi comme te ne nga seet am na fi. seet bi bu ñu ne la. ba sëy ba pare. waaw. ñun seen seet semaine lañ def kii. lan ngeen di def. semaine.
semaine lay nekk ci biir. ci biir néeg. waaw bés bu del si waat. bu si del si waat na lii lay lett bi lay lett. waaw bu génnee nag litte ba génn na ñu ñëw ci jëkkër ji mu sukk. mais balaa ñu koy muy dem di sëy d'abord kër yaayu xale bu jigéen bi. yaayam nan lay solo ak lan lay def. balaa muy sëy. yaayam day sol col yu rafet moom nag guddi bu muy sëyee sere weex lañ koy dagal sere weex lay tàkk sere weex lay ñëw mooy ni mu toog ni ci banc ñu di ko woy yaay yi ñu toog di woy ci kawam moom la ñuy bëgg a woy léegi. waaw aca woy leen ko ñu dégg. loolu mais lan moo tax ba léegi nii seeni doom yi di nekk ay jànk ci yar bi la wala dafa am loo leen di def ba ñu mën a téye seen bopp ba ñu nekk jànk. am na ñuy dëggal seen waajur. mais xam nga waajur ñu benn doom boo ko juree doo ko teg bu bànneex. il faut nga tàngal xolam. wala mu lay tàngal sax. ndax boo bàyyee muy dem ci yàlla bi rek di taxawaalu. bu indee dara dina ko yëg waaye méthode bi ci yàlla ay des. bu fekkoon da ngeen am benn doom ñu jox ko jëkkëram te nekkul fekk ñu ko jànk loolu sëy bi day tas wala dañ koy xoolee bët boobu wala nu muy demee. mais bu fekkee jëkkëram nag bëggul loolu. bu fekkee jëkkëram bëggul loolu bu fekkee jëkkëram bëgg na ko dina ko sutura du wax. ok d'accord xam nga ne léegi fi ñu toll nii léegi. boobu la taay njëkk yi mag yi. maa ngi yow ñoo bokk ak baay. jël sama doom jox sa doom bu jigéen wala jël sa doom bu jigéen jox sama doom bu góor bu fekkee bëggante ñu moom. doo ko fekkee ba nga ko wax waaye léegi xale yu jigéen ak xale yu jigéen ñëw toog di wax bëgg naa la kon yéen saraxule doo leen def mariage forcé. am na ñu koy def kay. ñu ngi koy def ba léegi fii de. ba ñaata at ngeen di maye seeni doom. boobu de moom bala ñuy may jànq moo amul ñaar fukki at. ñaar fukki at ngeen. waaye léegi nag du ko mat. xam sa jos war na ku ne xam fa nga bokk yaa ngi ree pecc mi waaye fecc obligatoire la woon bu ñu ko tegoon rek soo dikkee buñ ciy takk nii ngay feccee dëgg la Pape Cheikh boo gisee d'abord woy dañuy ñëw d'abord ci seetu sooninke buñ koy muur dañ lay jàppaloo da ngay jàpp par benn waaw ba sell ba pare suñu paree nag dañ lay sang set maanaam dañuy sang côté droite bi côté gauche bi et tout ça là ba ci jumbax bi yëpp ñu lay muur nag dañuy njëkk a jël sër bu weex maanaam sëru rabal si seeni rabal ñu naan bismillahi rahmaani rahim am jat yu ñu def dindi defaat ba mu mot 3 fois. ba tey dañoo jiital diine. waaw dañ koy def 3 fois bu ñu ñëwee tamit def ko ci bopp bi ba pare après ñu soog a jël sër bi. muur la ko benn pa imam wala koo xam ne ni jàng na alxuraan mu teg loxoom daal di tari fatiha daal di lay aar ci musluxaay ba pare ñu ñëw tamit na ci li nga xamante ne moom mooy tànk yi bu ñu wàccee ci tànk yi tamit dañuy jël sër bi def bismillah tari fatiha ba pare dindi waat def ko tamit 3 fois ñu léegi nag ñu daal di ñëw solal la yére et bu ñu paree nag mère yi daal di ñëw mais si c'est bañ a prononcer de dégg nañu li ngay wax xam nga non déedéet noonu lay waxee léegi suñu paree nag Pape Cheikh dañuy daal di jël li nga xamante ne moom mooy woy yi ñu woy bi nag dafay am ay wax yoo xam ne parole yoo xam ne dañuy nekk ci biir maanaam dañuy wax ak yow yaa ngi dem si sa kër jëkkër sa yaay ngay fekk sa papa ngay fekk waaw voilà dañ lay yab bu baax a baax su noo wax voilà dañ lay yab waaye nag buñ la yabee tamit ba pare dañ la naan jigéen fu mu munta nekk rek dafay daal di firi warul fas kanamam dafa war di reetaan dafa war tamit di fecc won ne dafa bëgg ci li nga xamante ne moom mooy néegu séyam mu ñu ñëw si li nga xamante ne nag moom mooy cuup yi parce que boo xoolee soninke tout le temps dafay am benn bande boo xam ne
dañ koy takk d'habitude dafay am sax couleur drapeau Sénégal muy vert jaune rouge boo xam ne da ciy nekk dañuy ràññee ki nga xamante ne moom mooy yaay ji ràññee bàjjen bi ràññee tamit ki nga xamante ne moom lañ ko ndeyalee loolu moom mooy waral tout le temps da ngay gis soninke yi dafay am ñoo xam ne dañuy takk bande bi fii wala ñenn ñi def fi bande bi voilà mu ngi noonu nag mu ngi noonu nag nga gis des fois ñu am luñ ci bind pour ràññee ki nga xamante ne moom mooy jur ak goro bi ak bàjjen bi ak ki nga xamante ne aussi moom lañ ko ndeyale waaye ci biir loolu nag bu ñuy sang séet bi jëkkër ji dafay toog bu ñuy yàpp waaw bu ñuy yàpp ndaw si maanaam dañuy jëli jëkkër ji ci këram indi ko ci kër goro bu jigéen bi teg ko fa mu dégg li nga xamante ne tamit ñoom noonu la yabee seen doom parce que dañuy bañ ku doom ji dem sëyi ñu ne yaayam yabu ko woon maanaam sa jëkkër dafay toog say goro toog nga dégg li nga xamante ne yaayam noonu la yabee doomam waaw léegi nag ñoom ci biir loolu dañuy préférer nee nañu lu tax ñuy sëy nag seen biir parce que dañu fonk li nga xamante ne moom mooy seen askan seen cosaan ak seen aada parce que si dinañ ko dulier sax parce que léegi li ci ga mais c'est très rare nga gis soninke ñoo boo xam ne ni dafay takki keneen tout le temps waaw même buñ ko defee tamit lu mu yàgg-yàgg dinañu takkat xëy na keneen mais loolu dañ koy def pour que ñu sauvegarder li nga xamante ne moom mooy seen askan ak li nga xamante ne moom mooy seeni valeur parce que dañ ko fonk lu bu baax a baax li tax loolu nag mooy que nee nañu ñoom bu njëkk ba yaa ngi dégg ñu ngi doon waxtaanee ci wàllum ndaw maanaam ñoom ba léegi ñoom dañ ko fonk dañuy nekk ay nit ñoo xam ne loolu nee nañu parce que jigéen bu nekk da nga ñaan yàlla kër ba ngay dem sëyi ji la nga fay taawloo mu daal di waaw mu daal di meññ loolu parce que nee nañu loolu sag la moo taxoon dañuy préférer tout le temps daal doomu nijaay doomu bàjjen wala ay doomu baay. léegi ci ñaari fànn laa bëgg ñu commenter ci wàllu aada ak ni ñu ko tegee ci démb docteur Massamba Gueye dina ci wax waaye oustaz Pape Hann Bessél ci askan wi mu expliqué léegi cosaan boobule dañoo jiital diine ndeke diine moo ëpp solo loo mënti gis. moo ëpp solo loo mënti gis dafay ñëw mëdd aada. yenn saa yi diine bu ñëwee rek day mëdd aada. teewul aada yenn saa yi day doxan yi waaye diine daal bu ñëwee. moo jiitu lépp beneen bi mooy li Bessél wax ni ku góor ki dañ koy jëli bu way juru ku jigéen ki di yàpp ku jigéen ku jëkkër ji day ñëw taxaw foofu xutba sax bu ñuy xutba diggante ñaar jëkkër ji ak jabar ji ca jàkka ja dañoo war a ñëw toog. mais fii loolu amu fi. dañu gis ni bu takk dee am. salon lay dem lay tax Sénégal ñu bare genn wàll gi mënuñu sëy góor ñi ak jigéen ñi wala ndaw ñi bu ñuy sëy xamuñu nu ñuy sëyee moo tax ngay dégg wolof ni sëyu xale mag ñi dañ cay jàpp parce que xamuñu nu ñuy sëyee. d'accord l'islam wax na la ni ngay sëyee góor ni muy téye jabaram jigéen nit ni mu war a doxalee ba am góoru yàlla lay tax loola am il faut que ca xutba ga la ca yàlla wax la ca Seydina Mohamed wax la ca imam bi dolleeg mag ñu baax ña lañ cay dolli il faut que couple di toog. kon je vous déclare mari et femme gi ñeneen ñiy def ci église taxawandoo monsieur ak madame. waaw ñun suñu diine. permettre nañu loolu l'islam ko njëkk a wax bu ngant amee ba yéen ñaar mënu leen a dem imam kat bu paree bu amee wala ñoom ñaari couple yi war nañoo déplacé wu dem ba ca imam ne ko dañu bëgg nga dénk ñu wax ñu naka la ñoo sëyee. d'accord très important loolu am na solo xam ngeen lu ngeen xamutoon mais ci wàllu cosaan docteur Massamba Gueye defe naa lii itam mooy firnde ni soxlawul ñuy wuti leneen ndax mbaax am na fi. waaw xam nga soxlawu ko ndax mais li la jege doo ko gis Pape. moo tax kenn du gis sa bakkan. déedéet ak sa xef. ku ne sa bakkan morom xef morom ngay gis. dafa am ñaar yoo xam ne am na solo boo déggee ni mu waxee. sëy kenn du xëy rek dugg ci. maanaam kenn du ko sànjaafu. ñun suñ société ni mu daan def. mooy boo juddoo. dafa lay xamal ne lenn rek tax nga judd mooy sëyi mbaa nga jël soxna loolu rek tax nga wàcc ci àdduna bi boo nekkee xale booy làccantu na ngay fooyee sax xale bu jigéen bu amee ñetti at da ngay dégg mu naan maay yaay ji maay papa ji maay tante ji ñuy def ay powum ceet xale bu góor bi ñaan ko yow yaay papa ji muy xëy ñun foofu papa ak yaay la ñu ko tuddee loolu mooy làccantu waaw mooy làccantu boo xoolee gis nga fonction yi nga xam ne li ñuy wax les fonctions socialisantes fonction yooyu da nga koy am nit ki ci noonu lañ daan fexee ba mu teel a xàmmee cëram ba du ko xëccoo bu fekkente ne dem na ba war a dugg néegu góor ñu wax ko nu muy téye këram bu dee ku jigéen ki bàjjanam diggante bàjjanam ak waajuram wu jigéen muy ndeyam ca lañ koy yaree ci yaramam moo tax ñu naan éducation à la sexualité amul dañuy wax lu leen neex rek waaye dafa amul sutura bu ko muur ba buñ koy wax góor du ko fekkee dëgg la
li may wax jigéen ñi toog di ma déglu ñëpp xam nañ ne am na waxtaan nañu ak seen waajuru jigéen foo xam ne seen papa yëgu ko keroog ba ñuy gis mbaax mu ngo donc loolu li ci ëpp ni mu ko waxee la moo tax ma bëgg a delloo Bessel ci teesu professeur Ablaye Bathily parce que dafa am benn gëstu boo xam ne boo koy def il faut nga dellu ci teesu professeur Ablaye Bathily pour mu expliquer la communauté soninké nu mu juddoo ci boobu lañ lay expliquer nan lañ doon def jigéen di ko jël bu ñu amul ndox di ko sànni ci dex gi ndax rabu dex gi daf ne bu amul jànq boo xam ne amul ndaw du bàyyi kenn root dëgg la ba nga xam ne dem nañ ba am na ñoo xam ne naa ak bibi la am na ñoo xam ne sira la waaye nan la ñu demee ba nga xam ne xale bu góor dem na xeex pour défendre communauté ba sëy judd lan loolu moo lay expliquer la ma tax soninké yi tas ci àdduna bi ndax bi mu demee ba mer ba nga xam ne mënatu koo rey daf na leen mënatu ma leen dara waaye yéen askanu tukki ngeen di doon kon loolu boo liiree teeso ak professeur Ablaye Bathily di nga ko fekk ci biir kon soninké yi ñi ngi conserver seeni tradition waaw ñu ngi koy conserver mais li may daaneele daal mooy loolu l'islam du fekk dara lu yiw luy defar nit mu dàq ko. waaw dégg naa sax ñu naan ngor dafay jiitu diine te lu ngor mayewul diine mayewu ko lu diine mayewul ngor mayewu ko te ba tey da ngay ñëwaat ci fi jamono toll taxawaayu géwél Eumane Mbaye Garmi ni xale yi fàtte fa ñu bokk ak seen askan ak réer moo tax géwél war a am place ci jamono. xam nga Pape takk yooyu léeg-léeg nu juux ci bu ndaw si dem nu ànd ca dem ba bu ñu recevoir bàyyi yi nga xam ne nii ak nijaay ci biir kër gi ba fekk nag ki nga xam ne kii mooy denc bu ñu demee foofu nag am na parole yoo xam ne fa lañ koy génnee day tax ñu gën a téye ki ñëw waaw wan ni daal kii di ñëw ci kër la bàyyi ko fii la bokk ñii ñoo ko meññ yéen ñii ñu ko dee yéen ñii ñu ko jox su xelam matoon kon duñu ko muur ko di indil leen ko bàyyi leen loolu ci xel suturaal leen ko sàmm leen ko xam ne daal kii ñu leen jox ah dëgg-dëgg daal ci askan wi mu bokk sëy rek la xam kon daal dëgg na ngeen ko sutura fekk yéen yàpp ngeen seen doom waaw moo tax fekke googule buñ ko fekkewul ca jàkka ja comme ni ko papaan sama soppe bu waxee waaw ah bu nu àggee ca kër ga nag dina am loo xam ne danañ ko wax bàyyi ba xam daal kii ni ñëw dañ ko téye moo tax médiation wu géwél am solo torop waaw xam nga lu yàpp yàpp mooy yàpp boo koy traduit ci français ci oto bu ne oto baa ngi yeb nu muy def day chargé loolu la ñuy wax yàpp maanaam nga chargé nit ki loo koy chargé looy duy ci nit ki mooy ay jikko waaye jikko yooyu nan nga koy duyee gis nga bu dee da ngaa dem Saalum xam naa benn bis dina dem booru Koungheul man gis naa fa xale buñ dëj di ko yeb ma xëy suba di jàngale 8 heures ñu dëj ko ci kër gi ma taxalool ma wàcc midi ñu dëj ko di way di wax guddi lañ koy soog a waral. xanaa moom mujj naa toqi de. xam nga lu non du toqi ndax. xam nga lu tax. ndax li ngay yabee nit ki. bu demee moom lay yebbi. car rapide du yab mukk ay góor yebbi ay jigéen. déedéet nit du yeb doo ko yabee jikko yu baax mu yebbi jikko yu baax. léegi Alfi day ree may wax ak Garmi ma ne ko gis nga lii moo tax ñu daan wax ne. jigéen bu nekkee ci waañ nay muuñ. te muñ. ndax jigéen ju naqari deret du togg mu neex. du paase mu tàlli du fóot mu rafet. góor it ku naqari deret du yor kër mukk kër ga barkeel loolu nag dañ la ko daan wax ne ak nay ak góor gu nay góor gu nay ma góor gu nay yonent bi nayul woon aka tafe woon lii neex na góor gu nay moom opposant rek lan la war ci loolu laa bëgg a daanele ci loolu laa bëgg a daanele yàlla nañu yàlla musal ci góor gu nay gis nga boo nayee rek da ngay am problème mais pour dellusiwaat ci élément Bessel bi dafa am ñaari benn question boo xam ne Bessel bu ma sañoon doo ko posé noonu mooy da nga ko posé question ci français nit boo ko posé question ci làkk bu mu déggul dina la tontu lu mu la bëggul a tontu parce que boo ne ko ndax di ngeen def mariage forcé te moom déggul français xamul luy mariage forcé dafa naan la waaw li ñuy tuddee mariage forcé mooy lan mooy xale bu góor bu dem kër nijaayam wala kër bàjjanam yàgg fa dem fa nawet fa wala mu noor fa yàgg fa ba xool ci doomu bàjjan yi ak doomu nijaay yi ka ko doy mu wax ak moom fu ko kenn yëgeewul dem déy ko ndeyam wax ko càmmiñam ne ko sama doom ji ñëwoon ci yow kat nee na diw la bëgg ndax gis na ko na muy joxe ndox gis na ko na muy yërëmee ndeyam gis na ko na muy balee gis na ko bu ko defee bu mag ña di ko dox yow mi nga xam ne tubaab bi mu ñëwee gis ñu takkee noonu sëy daf na leen mais vous deux là est-ce que vous êtes concernés yéen ñi est-ce que yéen a bëggante ñun buñ gisee nit koo xam ne bokkut ci bu ñu posé question dañ koy tëj
mu ne kon vous faites des mariages forcés lan lañ tuddee mariage forcé mooy mariage boo xam ne waajur yee ko dox loolu du mariage forcé. ñoom ñu wàllu see ko moo tax bi nga ko posé question bi en français. lim la tontu. yow ci sa bopp xam nga ne kii xamul li nga ko laaj lan la. moo tax tamit dañuy leen di laaj ci. parce que sinon rek dañ naan waa soninké yi dañuy def mariage forcé. alors que c'est pas vrai waaw du ci loolu sax bëggoon nañu parce que xëy na ni ñu monté élément bi. foofu dafa tëb moo tax mais li tax ñu ne mariage forcé entre ñoom du mariage forcé maanaam dañuy sëy doomu diggante doomu bàjjen doomu nijaay mooy li mu wax. loolu la ñuy wax mariage endogamique. voilà ak mariage exogamique ñaar yooyu ñu am. mariage endogamique mooy ci biir waa ak exogamique. loolu la tubaab di wax mariage ci biir famille. ak mariage bu jéggi ay famille. ci géwél li kii wax dafa am solo tamit parce que ñoom maanaam géwél bi sax buñ lay sang kooku dafay daal di teew. dafay teew di la taggal say maam wax la tamit ni nga xamante ne fi nga bokk cosaan bi. mais li ci gën a am solo Pape Cheikh mooy que ne ñun léegi comme sama genre gi damay jël exemple ci man bëgguñu wujje mais ñoom buñ lay muur lañ lay njëkk a yab mooy que ne affaire la wujje bés bu yàlla na ñett topp sa ginnaaw amin ñeent sax Pape Cheikh da ngay gis ñoom liñ lay njëkk a soññ mooy que ne sa jëkkër bés bu demoon ba bëgg a takk keneen yow yaa war a taxaw dem takkal ko soxna daal di koy indi xoola ji wax ju rafet oustaz dama ko yëngal léegi dama ko ne yonent bi tab la woon ndeysaan mu daanu donc Pape Cheikh mu nekk loo xam ne vraiment lu am solo la te nit ku nekk waruñu ñu bàyyi li nga xamante ne moom mooy sa cosaan ak sa aada parce que ndab yañ lay yabee mooy ay leket def ci sa yére def ci dugub def ci coton def ci puso def ci lamset dafa doon loo xam ne lu am solo la parce que loolu mooy wane ne boo demee leket bi nañ la yabee noonu nga war a toogee ci sa biir kër kon nañu delluwaat cosaan ak aada bu kenn bañati ñu bañ laa muur toogal ba ñu muur la yab la nga dem sëy jërëjëf Bessel mu nekkoon carnet de voyage ak it ay commentaire am ci fànn bu ne ci diine ci ngéwél ak it ci xam-xam aada nag dafa am solo mu ngoog ci kanam Mado dina ñëw ak li mu ñu indil Alfi itam di waaj li mu ñu indil Oustaz Pape Anne ak li mu ñu indil ajuma bu jot docteur Massamba Gueye ci xam ak xamle jaar-jaar yeeg fàttaliku yi ak Amadou Mbaye Garmi daañu am itam bu ca kanamee ay gan yooyu yëpp nag dañ ciy ñëw bu publicité yi jàllee ba noppi